Hello everybody, mbokk yi noonu lañ leen di nuyoo tey we are so happy to be with you. Tout simplement mbokk yi di ngeen xam lu tax ñu nuyoo leen noonu ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seetaan bi ngeen di seetaan RTS2 rawatina nag mbokk yi seen émission tam-tam ñoo ngi ziar ñëpp nag parce que bés bi da koy laaj di fàttaliwaat encore une fois que dañuy ñaan yàlla jàmm ci Sénégal gi yëpp. toujours dañu koy ñaanal nit ñi di ñaanal ñi nga xamante ne bi ñoo ngi ci prison yi yàlla defal leen jàmm ak salaam rawatina nag waa camp pénal parce que ñoom saa su ne dina ñuy yóbbante ay nuyoo ma leen di fàttali mbokk yi nag yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nag ci tam-tamu tey bi ànd ci tout d'abord ak madame Awa Ndoye Diop mu ñëw ak ñun ci éducation et civisme alors la mu ñu indil tey mbokk yi dafa am solo lool mu ne éducation ak insertion socio-professionnelle ci nit yi nga xamante ne bi dañuy vivre ak benn handicap mbokk yi dinañ ci am waxtaan bu yaatu ak suñu invité nga xam ne dinaa ko présenter dans quelques instants bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit Mage Magique elle est avec nous aujourd'hui alors Mage comme d'habitude dafa ñuy ñëw nag ci démonstration hijab te nag saa su ne la ñu ciy neex mooy bu fi Mage nekkee tonton day kontaan quand Mage n'est pas là bah il est tout le temps fâché et il nous expliquera tout à l'heure lan moo tax mbokk yi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ak yéen nag ci invité du jour ànd ci ak suñu tonton Lamine Ndiaye alors tonton Lamine Ndiaye dafa ñu indil ko nga xamante ne bi mbokk yi daal dono Doudou Ndiaye Coumba Rose muy Wadane Ndiaye ku ne xam na ne générique tam-tam ci tonton Doudou Ndiaye Rose la ñu ko jëlee di kontaan nag vraiment bu nekkee dañuy recevoir ki nga xamante ne bi moom mooy doomam ñu jeexal ak vue sur la toile mbokk yi may am mbégte lool di recevoir madame Ndeye Khady Mbaye di conseillère technique bu directeur chargé des projets inclusif et de la formation spécialisée bu centre Talibou Dabo ba ca kaname Wadane Ndiaye dana teew ci suñu plateau mbokk yi madame Régie dellu si waat. Hello, Awa Ndoye Diop. I'm so happy to have you on this show, Tam Tam, on RTS2. How are you? I'm so happy to have you here. How are you too? I'm good. How are you, our guests? Mam Ndeye Khady. How are you, everybody? Today we only speak English. We haven't choice because we have a guest who come from Talibou Dabo Center. Yes. And? No, bàyyi ma wàcc. Ok, thank you. Voilà, tey dañoo am gan gu màgg boo xamante ni vraiment dinañ ko gisandoo ñun ñëpp dinañ xoolandoog moom parcours am xoolandoog moom fa mu nekk fa muy liggéey ak centre bi ñuy wax tey ci insertion socio-professionnelle nit ñi nga xamante ni dañu am dañuy dund ak benn handicap donc xam naa bu ñu duggee bu ñu gënee xuus incha allah dinañ gën a mën a yaatal mbir mi bu soobee yàlla. Thank you, Awa, and I'm so happy to have on this show tonton Lamine Ndiaye. How are you doing? Fine. Really? waaye nag man li may wax rek xam nga man galanu mbabas la. galanu mbabas boo ko déggee moo di ki nga xam ne nii day tibb ci waxu nit. dend la ko xam. et jébbal ko ñii di ñu xool parce que nuyoo bi ñoom lañ koy jagleel. ci àquli lay taalaaw ba léegi ñoo ngi ñuy topp. waaye bëggoon nañ xam retour bi. bu ko defee ñu gën a améliorer li nga xam ne nii moom la ñu def di leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla. Thank you, and I love your style. It's so nice. Yes. How are you? I'm so happy to have you too. Fine, Yaram, and you? How are you? I'm good. Bon, ça va. Nous sommes comme d'habitude. Tey hijab du jour tam dina ñëwaat à beneen façon ak beneen affaire bu bees Nafi Lamine ou bien Amina rek. En tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. I'm so happy to have on this show Ndeye Khady Mbaye. Thank you for coming. Yes, we will have a very nice discussion with you later. Welcome. Thank you very much, Yaham. I'm very happy to share this show with all of you. I used to see on television. I really appreciate this show. Really? And thank you for
providing me with the opportunities to talk about Talibou Dabo, to talk about the education of people with disability, to talk about the socio-professional problems people with disabilities are facing in order to enter the world of the job. I think that I'm going to stay here, to stop right here, because I want all people to understand my message. Give me 5 first. I'm going to give you 5. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Li tax ñu dooree ci li nga xamantene bi moom mooy anglais bi tout simplement pour ñëw ak suñu invité ci ay mbir yu bëri parce que c'est vrai que ni ngeen ko gis mu toogee ni dafa am un bac plus 7 ou un bac plus 8. Bac plus 8. Alors le bac plus 8 dafa ko dem ba jàngee États-Unis loolu moo tax ñu ñëw ci yéen te xam naa ne bu ñu xuusee ci parcours am incha allah dans quelques instants di ngeen xam ne macha allah àddina jàpp moo fi nekk ak gëm sa bopp te defe naa ne bokk ci ñi nga xamante ne bi gëm nañ seen bopp dafay étude am ba jëm foofu ba nag dellu si waat ci dëkk bi di jàppale ñi nga xamante ne bi dañuy vivre avec un handicap en tout cas RTS2 kontaan na vraiment ci sa teewaay fii ci émission bi ñu bàyyi la encore une fois nga présenté wu. waaw maa ngi présenté wu man maa ngi tudd Ndeye Khady Mbaye doon cadre de gestion contractuel doon conseiller technique bu directeur Talibou Dabo chargé des questions inclusives et de la formation spécialisée comme ni ko yaa xam waxee damaa doon jigéen bu nga xam ni ba ma amee ñetti at laa am laago dû au séquelles de poliomyélite wante mu doon nga xam ni tey jii lu jafe la lu metti la waaye yàlla ak xalimaam gu tedd gi kenn ku ne moo seet ni mu lay bindee la nga xam ne nag mooy bon mooy yàlla bind la ba pare loolu mu la bindee nga bëgg a xeeb sa bopp wala gëmoo sa bopp bu boobaa ñaari yoon ngay perte di nga perte parce que am nga handicap di nga perte ndax rôle bi nga waroon jouer sa communauté doo ko ci jouer loolu moom moo tax man ma xalaat ni te sama xalaat bu gàtt ni personne handicapé yi dañoo am foo xam ne war nañ leen faa xoole créer environnement bi te bu ñu créer environnement bi di ngeen gis ni elles peuvent faire la différence dans la vie mu doon message bu nga xam ni dama koy lancer bu ñu duggee gën a xuus ci waxtaan wi incha allah bu ñu fi jógee kenn ku ne di nga am beneen bët bu nga xam ni dinañ ko xoole xale yi nga xam ne ay dañoo am ay waylaaga la ñu doon dinañ comprendre ni ñoom tamit am na rôle bu ñu war a jouer ci société bi the sense of belonging comme ni ko américain yi di waxee ñu war a ñëw ne am na rôle boo xam ne ñu ngi koy jouer ci société bi ñu jox leen seen i àq ak seen i yelleef ba la nga xam ne war nañ ko fee mën a def ñu def ko te ne mu gën a rafete ba mu jeex tàkk. Très bien alors laata nag ñuy dugg nag ci li nga xamante ne bi mooy sujet bi ñu Awa Ndoye Diop ñu koy gërëm bu baax a baax ci li mu ñu indil tey dama bëggoon nga ñëw tuuti ci sa parcours parce que dafa am importance parce que am na ay parents yu nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan te nag xëy na am nañu ay doom yu nga xamante ne bi dañuy dund ak benn handicap ñu xam ne que nit ki boo góorgóorloo yàlla fekk la ci donc maa ngi sànq di wax bac plus 8 te yaa ngi woon Arkansas ca États-Unis di poursuivre say études nga ñëwul ñu ci loolu laata may dugg ci sujet bi. waaw xëy na man bi nga xamee ni polio moom moo may dal boobu nit ñi amoon nañu beneen vision ci handicap bu ñu amee xale bu am laago ci kër gi dinañu xale bi rab moo ko jàpp wala jinne moo ko jàpp wala leneen moom moo ko jàpp donc day am bouleversement boo xam ne da koy créer ci kër ga bu bouleversement boobu amee xëy na parents yi dinañ jeexal lu ñu am dinañ ko ci def ci maaman yi dinañ dem ci maaman yi ba nga xam ne jeexal nañu tàkk am benn aspect boo xam ne nag aspect bu am importance la bu ñuy fàtte mooy que ne xale bi bu amee laago droit yi nga xam ne moom la moroomu xale mi nga xam ne amuñu laago am war nañ ko koo jox mooy le droit à l'éducation. Absolument. Droit boobu man amuma ko woon donc c'est à l'âge pratiquement de 12 ans ou de 13 ans ci lay doog am opportunité dugg école. bi ma duggee école à l'âge de 12 wala 13 ans. environnement bi tamit propice woon pour que man ma mën a réussir. mais lu may wax rek mooy yàlla tamit du la xañ lépp. du tëj buntu tëj parenthèse. yenn saa dina la xañ fii lii waaye dina la ubbil feneen ay opportunité. góorgóorlu naa ci am sama entrée en sixième am sama BFM. am sama bac dem université nag mu doon beneen réalité parce que université tamit am na loo xam ne ba ma fay nekk loola
sóoraale wuñ ko woon ma doon taxaw di jël ay cours amphi yi nga xam ne ay 800 en première année d'anglais ay 800 ay 900 étudiants dama daan taxaw ci buntu amphi yi sama rongoñ da daan dal sama dënn parce que damay gis xale ñi ñuy njëkkantee di yéeg man duma mën a fexe ba yéeg ma profité ci occasion bi pour sargal sama yenn professeurs yi ñi nga xam ne délibérément dañ doon jël seeni initiative ku gis une personne handicapée mu war a yéeg tey jii amul rampe amul dara sama prof yi ñuy wax Louis Thomas Ciss doyen Kandji ndeysaan mi ngi nekk ba léegi ci département anglais ku ñu wax Mariam Ndiaye Bàcc Samb am na ci ñoo xam dañ ma daan fab xam naa di ngeen jaaxle sax waaye kii nan lañ ko mën a fabe mais dañ ma daan fab buñ ma fabee duggal ma ci amphi ba fa professeur ba war a toog ñu teg ma fa donc loolu bu ko nit dee def nga xam ne kii gëm na la yow doo mën a def rek lu may gën a am motivation xam ne kat xëy na yàlla am na lu ma dencal lu nga xam ni ñii di ma jàppale nii waruma tas mukk seen yaakaar man nekk fa def fa 4 ans mu doon situation yi nga xam ne tamit lu metti la comme ni ma ko expliqué. mais nga am réussite. ma daal di yàlla jàppale ma gëm sama bopp di dem bibliothèque di daanu ci escalier yi di toog bibliothèque ba ay 9h 10h mais loolu lépp daal gëmoon naa rek yàlla mën na maa jàppale ma am sama maîtrise bi ma amee sama maîtrise nag ma daal di xam ni rien n'est impossible dans la vie que nit ki tey jii soo gëmee sa bopp yàlla mën na la jox li nga xam ni mooy sa àq te mu doon li nga xam ni moom moo gën ci yow bi ma amee maîtrise nag commencé def le plaidoyer pour que les parents qui ont des enfants handicapés bañ leen a xool yenn bët yi ñu bañ leen a traité ni ñii kat ay rab moo leen jàpp wala ay jinne moo leen jàpp que ñu def seen bopp yi ni que bu ñu créer environnement bi xale handicapé bi mën na def la différence dans sa vie. Absolument. ma daan dem ci kër yi parent bu ma gis nga am doomu bay laago ma encadré loolu xam naa ne dinañ ci ñëw. exactement waaye après nga dem États-Unis def ay études. yàlla jàpp dellu si. exactement volonté boobu nag nga xam ne amoon naa ko di dem ci kër yi di def le plaidoyer tax lu ñuy wax la fondation Ford ma leen di jël delloo njukkal bu baax a baax a baax gis ma may def volontariat sax UNESCO laa ko jëkkee defee bi may dem def volontariat ma daal dem gis ni nag am na opportunité yu nga xam ne ñu ngi koy jox très bien donc opportunité yooyu jox nañ la ko ba nga dem États-Unis ba dellu si waat ba nga xamante ne bi côté professionnel yaa ngi ci dugg ba am ci ay raaya en tout cas mbokk yi da ngeen di gis ne que vraiment jox nañu ko temps pour mu expliquer ñu parce que tamit télévision loolu lay jëriñ donc rien n'est impossible dans la vie il faut juste am le soutien de la famille ak tamit une certaine volonté pour y arriver en tout cas mbokk yi suñu invité tey may fàttali madame Ndeye Khady Mbaye ñu ñëw nag ci li nga xamante ne bi moom la ñu madame Awa Ndoye Diop indil tey ci émission Tam-Tam éducation et civisme muy thème bu nga xamante ne bi daal dafa am solo mbokk yi ñu ne éducation et insertion professionnelle ci nit yi nga xamante ne bi dañu ànd ak benn handicap kon nag suñu invité dégg ngeen cursusam bi nga xamante ne bi indil nañu ko mbokk yi ñu xool lan lañu ci Awa Ndoye Diop indil dellu si waat. gis nga laago si loxo wala si tànk wala si cër bu mu mënti doon du raison pour nga jël xale bi rek nga sànni ko wala nga abandonné ko wala nga ne lii kii mënul dara da nga ko war a may chance nga may bi nga ko war a may chance xam nga mooy lan mooy nga jege si ci ay centre yu mel ni centre Talibou Dabo nga xam ne day fonctionner si l'argent du public maanaam sénégalais yi ñoo ko moom amul ma Samba amul ma Demba amul nga dëkk Dakar wala nga dëkk ci région yi wala nga nekkoon bitim réew en tout cas bu fekkee yaa ngi Dakar di dund fii centre la boo xam ne ubbi nañ ko pour xëpp xale ba nga xamee ni dafa am handicap physique maanaam laago boo xamee ni daf ko nar a sonal parce que li tax mu am solo mooy am na yoo xam ne mën na la ko defal fii te doo ko mën a am feneen fii am na ñoo xamee ni ay masseur lañu pour yaram boo xamee ni dafay metti nga mën a seet nit ki nan nga ko mën a jàppalee ba defal ko massage ba yaram bi li mu doon tawat nga saafaral ko bu loolu weesoo créé nañ fi benn ab centre d'appareillage boo xamee ni ay techniciens yu xarañ ñoo fi nekk formel la defalal la ay fauteuil roulant wala defalal la ay appareil wala ay béquilles yoo xam ne di nga si mën a sukkandiku pour nga mën a vraiment nga mën a dox sa activité ni mu waree bu loolu weesoo aussi teg nañ fi ay jàngalekat ci domaine yëpp muy ñuy jàngale ci mbiru école muy ñuy jàngale ci mbiru métier mu ñuy jàngale ci domaine bu munti nekk pour que xale bi ginnaaw ba nga xamee ne am na wér-gi-yaramam mu mën a ñëw nag seet loo xam ne dina ko mën a jural lu mu mën a yëngatoo ci àdduna ba am koom-koom kon nag vraiment ñu ngi soññ bépp waajur boo xamee ni xëy na yàlla teg na la boobu nattu nga xam ne nattu boobu yàlla mën na la ko saafaraal bu yàlla defee nga jéem a jege ji centre Talibou Dabo bi nga xamee ni nguur gi moo ko créé ñi jiitey wér-gi-yaram Sénégal ñoo ko teg fii te dara tax ko jóg yurul dimbale ñi nga xamee ni dañ leen bañ ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu ñu may leen fi chance yokk seen xéewal ba de telle sorte que ñoom ak
seen dund day jag ni dund Sénégal yëpp mel dund boobu la ñuy am. gis nga centre bi nee naa la dafa mel ne dafa rétablir li ñuy wax équité loo xamee ni dafa war a indil xaajale ci biir nit ñi wala xaajale ci xale yi Sénégal yi ñu centre bi dafa mel ni moom li ko tax a jóg moom mu yamale leen maanaam bépp xale ba nga xamee ni am nga possibilité boo xam ne buñ la ko mayee boo ko exploité sa àdduna baax dañ la koy defal maanaam buñ la defalee li ñu la war a defal yëpp dañ lay jàngal te si biir jàngal boobu nag dañ lay topp te loolu aussi maa ngi la si jox benn xibaar mooy ñu bëy dañu xaw a réeree mbir maanaam centre bi ni muy doxe centre bi xale woy laago bi daf koy jël en charge depuis école maternelle maanaam li école maternelle yi amee ci koñ yi wala ci quartier yi wala ci cité yi noonu la amee fii donc xale boo xamee ni dafa am woy laago ñun dañ koy détecter jël ko ba mu amee âge maternel former ko ci maternelle bi ba bu war a jàngee école primaire ñu yóbbu ko ci école primaire bi suivraat ko bu waree def examen entrée en sixième ak yépp certificat ñu suivre ko dina ko topp ba ci biir centre bi encore dañ fi defaat lycée boo xam tamit dañ toppaat xale bi ba keroog muy am baccalauréat donc ci exemple tey jii nii exemple bi ma la mën a jox boo xam ne kenn mënu ko werante mooy ki nga xam ne mooy suñu chef département informatique xale way laagaloon xale handicapé loon xëy na bu ñu ko seetaanoon dina dem si mbedd bi talal loxoom mais dañ ko jël en charge former ko jàngal ko faj ko ba tey jii nii am na diplôme yu mu war a am yépp ci informatique ba fu mu nekk nii tey bépp appareil bu fi am problème ci centre bi moom moo koy réparer wala bépp appareil boo xam ne war nañ ko jënd wala matériel informatique boo xam ne war nañ ko dugal ci centre bi moom mooy nekk suñu conseiller ci côté boobu. alors ñu ngi vraiment Awa Ndoye Diop di remercier képp ku nga xamante ne bi yaa ngi liggéey ci centre boobule di remercier ñi nga xamante ne bi ñoo am cette très belle initiative en tout cas la ma lay joxe kàddu gi mooy nous naissons tous libres et égaux et c'est important. exactement am na ci solo te xam nga par yenn saa ñun Sénégal dañuy am yenn problème yu ñuy doxee yoo xamante ni bu ñu gisee kenn koo xamante ni ay cëram dafa xaw a manqué rek dañuy jàpp ni warul évoluer ci société bi ku war a toog ci kër ga la walla koo xamante ni da nga ko war a yéene sarax ñëw jox ko alors que li may faral di wax rek te ma ko doon discuter keroog Ndeye Khady ma ni ko handicap du ci yaram ci xel la tout à fait parce que ñooñu noonu ñoom ñoo gën a handicapé ñi nga xamante ni mënuñoo réflexion bu yegg wala duñu xalaat bu rafet ñoom ñoo ñi nga xamante ni ñooy vivre ak handicap en réalité ñooñu la ñu war a faj en premier pour société mën a jëm kanam en tout cas encore une fois ñi ngi leen di remercier di ngeen xam ni que nag ça nous touche parce que ku ci nekk aussi da nga koy jëlee sa bopp parce que dañ koy dund di ko dund ak ay sunuy mbokk yu nekk ci situation yooyu man benn affaire rek laa la bëggoon a poser peut-être moom mooy foofu noonu ñaata xale yoo xamante ni dañuy dund ak affaire bi ñoom ngeen di gérer parce que bi ñu dégloo directeur dafa wax ni que depuis avant maternelle primaire ba yéen a ngi am bébétu teg fa sax lycée te lan moo waral teg lycée bi parce que bu ñu xoolee aussi ci yenn école yu bari pour bañ a wax école Sénégal yépp ñi ci respecté normes yi bariwul. waaw jërëjëf di delloo njukkal waa plateau bi yëpp di nuyu en fait parents d'élèves Talibou Dabo di delloo njukkal bu baax sama directeur di nuyu parents yi nga xam ne am nañu confiance ci Talibou Dabo donc yàlla bu seen yaakaar tas Talibou Dabo école maternelle la ak école école maternelle bi am nañ fa 64 élèves petite moyenne ak grande section élémentaire bi am nañ fa 150 élèves donc bu ñu ko xaymaa lépp war naa yegg ci ñaari téeméeri xale donc maternelle bi éducation inclusive lañ fay def éducation inclusive mooy lan dañuy jël xale yi nga xam ne am nañu laago ak xale yi nga xam ne amuñu laago ñu boole leen dès la maternelle mais bu ñu demee ba maternelle ñoom ñu jeex dañuy ba ñu def seen 3 ans xale yi nga xam ne amuñu laago dañu leen di bàyyi ñu dem inscrire ci école ordinaire yi par contre xale yi nga xam ne dañoo am ay laago dañ leen di jël inscrire leen ci école élémentaire bi nga xam ne mooy école élémentaire u Talibou Dabo am nañ fa ay xale yoo xam ne ay handicap physique la ñu am mooy seeni cër dafay manqué am na xale
xale yoo xam ne ay épileptique la ñu noo xale yi dañuy jekk ba si yàgg ñuy say am xale yoo xam ne myopathie la ñu am seen loxo yi seen i muscle day di dee ba à la fin bu fekkee ni amul suivi médical xale ba day dem rootul mënalati boppam dara am na xale yoo xam ne ay IMC lañu wala IMOC mooy infirmité motrice cérébrale wala infirmité motrice d'origine cérébrale ak même ñoo xam ne duñu dégg tout ça non jëlaguñu xale yi nga xam ne duñu dégg mais am na tey bu fekkee ni cerveau bi dafa am problème mën na impacter ci communication donc problème mu communication gis nañ fa am nañ fa xale yoo xam ni duñu ay muuma mais seen wax leerul parce que dafa am ay seen partie cerveau ay IMC la ñuy doon day am lésion ay lésion yoo nga xam ni ci seen cerveau lay nekk donc loolu day daal di am influence ci seen i wax am ci seen comportement ñuy jekk ba si ak am ay manières yu nga xam ni danga naan kii du ay manières yu nit mais avec le suivi dañuy dem ba xale yooyu dañuy dem ba amélioration dina am seen situation. waaw oui voilà nee na delloo naa la kàddu gi alors c'est vrai que mbokk yi c'est un peu difficile pour ñun aussi nous sommes des êtres humains mais dañ fi nekk pour informer alors li ma bëgg mooy centre bi taxaw na gis nga wax nga ñu nombre d'élèves yi nga xam ne ñu ngi ci élémentaire bi petite section et cetera léegi dañu bëgg xam exactement parce que y a des parents peut-être qui aimeraient yóbbu seen doom yi foofu naka la ñuy def ba intégrer Talibou Dabo. waaw xëy na peut-être su ma sañoon ñu wax un peu ci historique gu Talibou Dabo mu doon lu nga xam ne brièvement laa koy wax donc Talibou Dabo kañ lañ ko créé ñu ko créé en 1981 couple présidentiel monsieur et madame Elisabeth Diouf parce que gisoon nañu ne bu njëkk Talibou Dabo première vocation mooy jël xale yi nga xam ne ay laago la ñu am laago ci cër ci ay loxo wala ci ay tànk gis nañu période boobu que ni su école ubbee xale yi nga xam ne amuñu benn laago ñu nga ca classe di jàng mais xale yi am ay laago ñu nga ca mbedd ma di yalwaan ci la ñu contacter un professeur Idrissa Pouye ak professeur Talibou Dabo ak médecin capitaine Talibou Dabo ni leen nan lañuy mën a def ba nga xam ne génn nañu xale yi nekk ci mbedd mi di yalwaan ndax rien que dañoo am ay laago tax ñuy yalwaan nan la ñuy def ba jox leen ay chance jox leen seeni droit à l'éducation ñoom ñu liggéey ci wax dëgg yàlla liggéey bu xareñ madame Elisabeth Diouf ak son mari jël centre bi nag yorol ko seen loxo centre boobu c'était au moment au début des années 80 à la fin durant les années 80 c'était le top parce que matériel amoon na fa matériel de détection parce que xale bi dañuy koy defal EEG dañu koy defal imagerie xam lan ban partie exactement ci cerveau bi moom moo tax xale bi am bi comportement dañuy def dañuy def EEG dañuy def détection imagerie yooyu yëpp dañ ko doon def léegi ñoom ñu jël seeni xaalis nag ak seen loxo yoral seen bopp centre bi centre boobu nekkoon au top à l'époque ñu dem fukki at ak juróom-ñaar wala ñaar fukki après nit ñi xaw a jaaxle ña fa doon liggéey xaw a jaaxle parce que gis nañ ni centre bi dafa mel ni loo xam ne mi ngi doon bëgg a dee infrastructure yi commencé màgget matériel yi fa nekkoon yépp xaw a jeex installé nag personnel bi ci benn naqar ak benn jaaxle bu nga xam ni gis nañ ni kat tey jii bu fekkee ni bàyyi nañu centre bi noonu xëy na xale yi droit bi nga xam ni au début des années 80 ñu ngi leen ko doon jox bu nga xam ne bu mucc ayib la lu tax léegi si ñu xaw a bàkki droit boobu dinañ ko gën a mën a développer continuer le plaidoyer pour que en fait Talibou Dabo fa mu nekkoon dans les années 80 mu del si waat fa alors bëggoon naa ñu ñëw ci insertion bi comment ça se passe pour que xale yi ñu mun accepter leen ci école bi xale yi dañu fay jël ñun dañuy jël à partir de tous les niveaux maternelle élémentaire mais pour la maternelle da ngay gis xale bi bu waajur bi amee doom bu am laago day daal di ñëw bu ñëwee am nañ fa benn hôpital am na fa ay médecins yu nga xam ay neuropsychiatre ay neurologue yu nga xam ni dañuy ñëw ñu defloo xale yi defloo parent bi ay analyse xëy na maa ngi lancer aussi un appel pour que en fait ñu am appareil yu nga xam ne dinañu permettre ñu mën a def li nga xam ni mooy identifier diagnostiquer xale bi ban laago la am. D'accord. bu ñu ñëwee léegi parents yi dañuy ñëw ñu demander une inscription bu ñu demee ñu orienter leen ñu dem defi seeni analyse ñu jëlee analyse yépp ñu xool est-ce que xale bi fii mooy palaasam wala bu fekkee ni foofu du palaasam ñu orienter ko feneen du fekkee foofu mooy palaasam du am benn problème dañuy daal di commencer processus bi pour ñu inscrire ko maternelle élémentaire la plupart du temps xale yi ay à l'âge de 6 9 ans 8 ans 7 ans
8 ans 9 ans ba ay 10 ans la ñu fay ñëw te la plupart du temps bu ñuy ñëw day fekk soit xale ba nekkoon ci beneen école ba téye ko ba si yàgg ñu daal di koy génne wala parent bi làqoon doomam ba si yàgg mu daal di koy génne ñu orienté ko Talibou Dabo bu ñëwee selon la disponibilité des places dañuy jël duñu rejeter kenn ba suñuy classe nga xam ne fees na. Alors j'aimerais bien ñu ñëw ci adresse bi. Moi je sais que mi ngi Grand Yoff, c'est ça? Oui. Nga ñëw ci adresse bi parce que am na ñu nga xam ne ñi seetaan aussi un numéro de téléphone. Alors tout à l'heure di nga ci ñëw. Alors madame Awa Ndoye Diop nga am peut-être yeneen laaj yoo xam ne. waaw man li ma bëggoon laaj rek déjà mooy effectif bi ñu jox. pour maternelle bi mi ngi tourné ci 64. 64 la waaw effectifu primaire bi mi ngi tourné ci 150. alors que bu ñuy xool ci dëkk bi xale yi dund ak laago bi ëpp nañ loolu lu bëri yéen lan moo ci seen campagne de sensibilisation pour mën a récupérer xale yooyu noonu ak yan projet moom ngeen am pour gën a mën a yaatal école bi ba nga xamante ni comme ni nga ko waxee pour génnee xale yooyu nekk ci mbedd bi dugal leen offrir leen éducation bu normal. projet yi nga xam ne am nañ ko mooy Talibou Dabo du rejeté benn xale bu nga xam ne am nga laago te xale bu fa dugg tamit dinañu fexe ba jox la éducation ak soins de santé yu mucc ayib looloo tax da ngeen doon gis de temps en temps ñu def ay plaidoyer wala ñuy def ay ñaxtu pour que Talibou Dabo ñu daal di koy jox ay moyens yu nga xam ni dina tax ba ñu mën a accueillir xale yi nga xam ne dañuy dund ak ay laago physique wala ak handicap yi nga xam ne moom laa énuméré léegi IMC wala épilepsie et cetera et cetera. temps yee defoon nañu fi benn ñaxtu bu nga xam ni ministre Abdoulaye Diouf Sarr en personne dafa def le déplacement ñëw au centre Talibou Dabo parce que gisoon nañ ni comme ni ma ko waxee woon ci début émission bi kii ba ñu am ambition ba ñu amoon dans les années 80 ñu ngi koy bëggee ñàkk parce que Talibou Dabo dañu dem ba mu bâtiment yi di màgget. Très bien. kër te amatul dara lu nga xam ne daal nit ñi démotivé. ñi mën a dem feneen ñi toog def de plaidoyer moo tax ministre ba descendroon sur le terrain. pour constater de visu ce qui se passe exactement à Talibou Dabo. Alors léegi xam naa ne tonton Lamine dinaa la jox kàddu gi dans quelques instants. mais dama bëggoon mu ñëw ak ñun ci organisation bi parce que ku ne tamit ay xale yu handicapé. di nga xalaat aussi seen transport di nga xalaat aussi comment l'école est organisée infrastructure yi ak li nga xamante ne peut-être mooy cantine yi naka ngeen organisé wu foofu ci Talibou Dabo bu xale yi ñëwee dañuy inscrire bu ñu inscrire parce que le centre Talibou Dabo est sous la tutelle dafa nekk ci autorité ministère de la santé et de l'action sociale. D'accord. Ministère de la santé et de l'action sociale ñoom ñooy assurer transport bu ngeen gisee bisu Talibou Dabo la plupart du temps ministère de la santé et de l'action sociale lañ ca bind. lekku xale yi parce que c'est un centre bu nga xam ne dafay jël xale yi demi-pensionnat xale yi bu ñu ñëwee fa la ñuy ndékki fa la ñuy añee donc lekk bi tamit ci ministère de la santé moom lay jóge ministère de l'éducation nationale ñoom ñoo envoyé ay enseignants mu doon ay enseignants yu nga xam ne ay enseignants ordinaires la ñu. D'accord. soins médicaux yi tamit ministère de la santé moom moo koy assurer. Donc xale yi participation ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge. D'accord. Mais on leur demande une participation symbolique à l'inscription. D'accord. bu école bu weer wi deewee une participation symbolique de 5 000 francs moom lañ di laaj pour yenn yi nga xam ne ay problèmes internes yi nga xam ne moom la ñuy régler à Talibou Dabo. Très bien alors am na solo mais pour dugg ci bus yi parce que gis nañ ni que bus yi xam nga amul ay rampe naka la ñuy def pour mën a déplacer xale yi di leen kii parce que j'imagine que ni am ngeen foofu ay bras yoo xamante ne ñooy yéegal di wàccee xale yi tout ça. mu doon lu nga xam ni suñuy ñaxtu ak suñuy plaidoyer la bokk. am nañu ay bus mais dafa doon bus yu nga xam ne amul accessibilité. D'accord. Donc xale yi am na ñoo xam ni Talibou Dabo moo leen recruter ñooy ànd ci bus yi bu bus yi di dem di def ramassage. D'accord. di yëkkati xale yi di leen dugal su ngeen gisee bus yi ñett wala ñeenti marche am na ca te xale bu nga xam ne da nga am handicap physique te nu ma ko waxee au niveau de l'élémentaire ay xale yu nga xam ne am nañu 7 ans 8 ans 9 ans. am personnel bu nga xam ne ñooy nekk ci bis di leen yëkkati di leen dugal di leen yëkkati di leen dugal. Alors très rapidement ma jox kàddu gi tonton Lamine c'est vrai que lañ ci mën a wax yaatu na mais je pense que quand même on a eu quelques informations et que parents yi nga xamante ne bi am nañ doom yi am handicap dinañ mën a dem ca école boobu nga xamante ne bi tamit comme ni mu ko waxee ministère de la santé action sociale ñoom ñoo ko yore di jàppale ñooñu tonton Lamine. waaw xam nga man sax fi may dugg dafa romb la question bi mu doon laaj léegi c'est sur la communication. li koy mën a faj mooy communication bu doy. dëgg la man bind naa ci benn du sketch mais une pièce de théâtre. man laa ko bëgg a tuddee.
tuddee ko melokaan. melokaan boobu yi ñu fi waxtaan yëpp dugg na ci biir. parce que yaay ji dañ ko sikkaloon ne ko dafa ay gaaf. déjà ci xalaatu xale bi rek mën na indi loo xam ne nii day xaw a doy waar. ci tënk. li ma la bëgg a wax war ngeen ko gént war ngeen ko xam noonu rek laa ko mën a waxee ba nga xam ne xale bi du foofu la jóge ci école bi mu doon jàng. dañ ko naroon déplacer encore pour te dire que discrimination bi nekk ci biir dafa am solo. Très bien. déplacer ko jëlee ko ci école ordinaire yi. bëgg ko yóbbu ci benn école handicapée. Très bien. Donc ça n'arrangeait pas la solution. Voilà. Quoi. En tout cas mbokk yi dinañu tout à l'heure dina la joxaat kàddu gi parce que defe naa ne am na ay message fort yu nga xam ne yaa ngi koy lancé mais en tout cas à notre niveau ñun ñi nga xamante ne dañu nekk ci télévision état mi ngi def wàllam mais je pense que y a des bonnes volontés yi nga xamante ne bi mun nañu vraiment yegg si yéen jàppale leen ci ay oto ci tout ce que tu veux te loolu je pense que c'est un appel aussi que nous lançons parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk ñi nga xamante ne bi dañuy vivre avec un handicap je pense que bonne volonté yi am na ñoo xamante ne bi xaalis yi ñuy jël di ko yàqee feneen mën nañ ko jël yóbbu ko ci ay gox yu mel ni xale yi mën a am une bonne éducation c'est important parce que je le dis et je le répète pour terminer nous naissons tous libres et égaux alors mbokk yi ñu xuus nag ci émission Tam-Tam ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bi moom mooy hijab du jour ànd ci ak suñu xarit Mage Magique dellu si waat yaatal waxtaan bi فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت mbokk yi nag mu doon hijab du jour ñu ànd si ak suñu xarit Mage Magique alors Mage c'est vrai que couleur yi dellu si waat na c'est vrai que beneen façon wu noué bu nga xamante ne bi indi waat nga ko je rappelle téléspectateurs yi dafay am tous les vendredis fii ci RTS 2 émission Tam-Tam Mage. ok yaa xam bii boo xoolee dañoo déjà def na kàggoon bi dafa jël muso bi mais bokkul ay yeneen muso bi da ciy jël temps def ko nu mu gën a rafetee te couleur corps bi tam dafa raar ndax rouge la en même temps dafa sàcc noir exactement ci finition bi alors tonton Lamine peut-être un mot par rapport ak ki nga xamante ne bi tey defal nañu hijab bi c'est quoi le problème Lamine non y a pas de problème. rafet na problème kay. ban mooy problème bi lan la y a pas y a pas de problème. Nafi Lamine moo ñëwul mais elle est aussi jolie que Nafi Lamine. Quoi? Elle est aussi jolie que Nafi Lamine. Toi oui. aussi. Encore, elle est jolie, mashallah. What do you say? I say that she's beautiful. Oh oui. Alors Ndeye Khady dama bëggoon tamit yow tamit nga am vraiment kàddu yoo ci sànni parce que muuraay bi léegi gis nañ ne que presque ñëpp dañuy muuru mais bon je veux dire à chaque fois ñu ngi leen di indil ay parce que ñoom dañuy muuru mu rafet fashion gis nga suñu xarit Mage moom tamit. macha allah. man fi mu ne damaa yaakaar ne bu ma jógee ci plateau bi damay muuru. déedéet kay parce que muuru bi sell na sell goo xam ne macha allah. moom daal yàlla bu ko ca dugg daal. merci
Ah ouais, un mot par rapport à ça. Très joli, machallah, foulard. Rouge sans rouge bordeaux. C'est très joli. Hein? Et puis, ça aussi, Amina. Toute belle, machallah. Je tonton Bougoul ñu wax lolu. C'est très simple. Ni nga koy défé donc même ñi nga xamanteni mourou ñu sax mën nañ ko. Exactement, ouais, ça le fait très bien. Parce que c'est stylé. Exactement. Il est belle gars, ouais. En tout cas, Maj, ñu ngi lay remercier. Merci beaucoup. Ci vraiment hijab yi ñu indil tous les jours. Maj, kan ngay remercier? Je remercie tout le monde, particulièrement ma maman. Je remercie Tante Jarafal. Wow. Aussi de remercier Amina Nafi, à salon Mamita ñi def make-up bi. En plus du ma fa Aidara comme d'habitude moi jaaraat fi. Très bien, mi joli. nekk bopp. Numéro de 77 567 83 21. Merci beaucoup. Plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Merci, plaisir partagé. Beaucoup, Maj Magique mbokk yi. Nous dem régie dellu si waat recevoir invité tonton Lamine Ndiaye maa ngi koy wax sànq Wadane Rose Ndiaye mbokk yi ñu dem dellu si waat. mbokk yeeg xarit yi nag gis ngeen loolu moo doon la géwél yi di tuddee bàkk parce que yaakaar naa ne balaa ngay tëgg day am bàkk waaye nag ki ñuy recevoir mbokk yi defe naa ne bu jiitalee bàkk dañuy d'accord tout simplement parce que ñoo ngi koy tuddee relève Papa Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu koy sargalaat tonton Lamine Ndiaye di kontaan parce que nag émission tam-tam bu ñu ko waxee tey générique bi am na ci solo te générique bi tonton Doudou Ndiaye Coumba Rose moom moo ko tëgg yàlla na ay yaxam sedd ñoo ngi lay jox kàddu gi di kontaan ci invité ba nga ñu indil tey. dëgg la yaxam waaye lii mu def. duñ ko mën a tuddee bàkk léemu la. ah d'accord alors tu vois. parce que sabar doo ko jël rek ne yaa ngi tëgg pour tëgg. léegi différence bàkk ak léemu lan la. léemu. yaa ngi aar sa bopp. daal di aar ñu lay tëggal. daal di aar mbooloo mi nga xam ne ñoo lay seetaan. mooy léemu. d'accord bàkk nag ay bàkk yu ñu créé la animation la rek. d'accord yooyu loolu mooy différent bi. très bien mu nekk nag vraiment précision de taille parce que gis nga. ñun sax dañuy fecc sabar ak yooyu te yu bëri xamuñu ko ci toppoo la. waaw xam nga loolu li mu amee solo non seulement léemu la pour njaboot gee pour kii bi yooyu mais moom miy tëgg sabar bi. léeg-léeg nga tëgg sabar bi ci boppam daal di xar. léeg-léeg nga tëggale sa loxo. léeg-léeg ngay tëgg ba ci yàgg sa dootoo xam sax yow li ngay tëgg lan la. te fekk mi ngi dépendre ci kiy fecc parce que ñëpp di duggandoo dafa am raxu bu ci nekk. d'accord ñii dañu nekk lii bugguma leen di tudd ñii dañu nekk laa doo ko xam waaye kiy tëgg moom am na xam-xamu ni ku dugg rek bu la xoolee say tànk malgré li muy jaxasoo yooyu xam na ki nga doon mais day tëgg ne pat ak moom fekk na moom mu léemu boppam léemu wàllu mbooloo mi ba doo fu mën a joteeg lenn. très bien. loolu dafa am importance. mais man fi ma bëggoon ñu dugg fa. moom dañ koo xam mu def 17 ans en Europe fu nekk dem na fa. tey bu ñu wax ci moom dañuy wax ci li mu liggéey lii nga xam ne nii mooy galanu mbabas. xullu wallaahu axat. non xullu wallaahu axat bi sabar bi ci boppam. gorong mbabas gorong mbabas. d'accord gorong mbabas. gorong mbabas nag papaam moo ko fi créé. à part moom amul keneen ko xam ne nii créé na gorong mbabas. sabar bi dëgg la. donc loolu aussi dafa am importance. li ko eew ndënd bii ngay gis nii dimb la. d'accord dimb bii nag. du fu nekk lañ koy wutee. ndax dimb dafa am fu muy saxee. ci biir àll bi. ci biir àll bi. fii rab yi di fréquenter foofu la ñuy jëlee bant bi pour defaree ko sabar. très bien léegi nag ak niñ ko fooree. kooku moom deru béy la. dëgg la ci boppam yooyu yëpp moo tax ma ni yaa xam tey. tey am nga invité de. xam naa ko dinaa la ko faram fàcceel parce que maa ngi nuyu ñëpp. ku ci nekk tur ak sa sant. Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose sama jur. ndeysaan ñu may woowee la relève de Doudou Ndiaye Coumba Rose. ma ne kay war naa mën a ne. ndax ku jur doom deewoo. dëgg la Doudou Ndiaye Coumba Rose moo tax yenn saa damay bind samay affaire ni Doudou Ndiaye Coumba Rose est immortel. maanaam dem na. waaye mi ngi fi. dëgg la ndax ku jur doom deewoo. déedéet. sabar bi nga ma laaj. am na ab lëf lu ma ci xam de. ñoo ngi lay déglu. gorong mbabas laa indi. gorong mbabas Doudou Ndiaye Coumba Rose su ko créé nee na maa ngi ko créé ba may gàddu ndeer bi nga xam ni dafa diis lool. te commencé loolu ma di ma bëgg a xuugeel.
ndax sëgg bi may sëgg 2 heures de temps di ko tëgg. c'est vrai ñeme woon na ko trop wekkoo ko. très bien nee na nag ba tëdd ba guddi ne pourquoi cool bi nga xam ne moom lañ may tullee. bu doon ay base. su ma ci defee mèche. ñu yéegalal ma ko. dinaa am son bi ma bëgg te duma gàddu ndeer. ak ay peeg. waaw moo tax ma ni yaa xam. tey émission bi dina garaaw trop. nee na tey émission bi dana neex kon nag nañ ci dem parce que nag wax dëgg yàlla ñu mën a wax ci Doudou Ndiaye Coumba Rose ak vraiment liggéey bu rafet bi nga xamante ne bi def na ko partout dans le monde ba asiatique yeeg ñëpp adopté ko. daal dinañ ci xuus ci ngéwél gi daal. waaw yaa xam man dama bànneex tey. parce que kii tey boo koy présenté. waa daan mii. doo dellu si waat ci voyage yi nga xam ni. non def na ko parce que ñi nga xam ni voyagé nañ bari de. dëgg la mais moom dafa yore xam-xam goo xam ni moom lu tibbee ci ndono li nga xam ni moom la ñuy wax na daf ko yore. ndono loolu nag. waaw dama bëgg expliquer. Gorogu Mbabas bii nga xam ne nii moom la papaam def. man nag xam ngeen li ma jaaxal mooy que tonton Lamine daal awa fu ne la tonton Lamine di fëlee man nag xaw ma lu muy def ma ngay jëli ji kii bi de. kenn mënu koo expliquer. waaw tonton Lamine. lan ngay def ni non dama leen bëggoon wax rek composant yi nga xam ne nii. waaw moo tax ñu naan Gorogu Mbabas. xam nga mënoon naa ko wàcceeg sama invité tey. waaw tey dama leen di wan ni rek xam-xam bi ñëpp a ko bokk. fu ne nga mënee. mu di kii géwél. waaw mu di kii géer. ñëpp la. dëgg la c'est l'Afrique waaso. c'est chez nous. bala nga ci xam dara bu mu la laale rek. waaw nga xam ni fa laa bokk. jeex na ayta. te donc Gorogu Mbabas. waaw. lii xëccal ma micro bi tuuti mu ñëw ci yow. daanaka. dimb la. waaw. moom la ñu def nii ndënd. mu ànd ak i peeg. waaw. waaye yii aji nga gis lan mu ànd ak ay lan peeg. peeg mooy bant yi nga xam ni moo ko wër. d'accord. alors peeg yi gannaaw loolu. yii nga gis yu ñuul yi. waaw donc ay mees la. mu ànd ak buum gii nga xam ni nag moom lañ koy yeewee. pour fort bi nekk ci palaasam. très bien. waaye lii der bi ci boppam. ni ñuy fooree Gorogu Mbabas. noonu lañ koy kii dañuy wëlbati dañ koy xar fett ko. ak lancet. daal di wëlbati der bi dugal peeg bi. waaw. nas ko ci biir pax bi nga xam ne ni fa la war a dégg. parce que looloo moo tax muy gën a tendre. di gën a sec. d'accord waaye balaay boobu. der bi ci boppam deru béy la. te dañ koy xoos. d'accord léeg-léeg nga xoos ko nag xoos bi ñaw lool mu daal di xotti. deru béy bi nga dem wutiwaat leneen. mais tàccu leen tonton Lamine ngay xadi yéen c'est extraordinaire. man daf ma neex. d'accord daf ma neex. te xam naa ni baax na ci mag. aha ndax sa gaay bi nii lu mu ci wax. waaw boo moytuwul xugee buum gi nasu fii. waaw te boo koy tëgg di nga wàcc si. waaw ubbi sa léegi tànk ana galang bi parce que tonton Lamine li muy expliqué. waaw foog mu mosal ñu tuuti. ah oui ah oui galang ah oui xam nga la ma defoon rek. waaw la fa lay jaaraat. ayca dégg nga. waaw moo di li may def nii man. waaw du xul walla xulaay tari wala leneen ak yooyu. mais li ma doon wax ci bàkk yi. waaw ñoo ngi ko jëlee ci saltige yi. waaw tëgg d'accord bi may tëgg. ci saltige yi lañ ko tëgg. d'accord ayca kon nag tonton Lamine à l'œuvre. bravo kon nag Wadane dafa mel ni tonton Lamine defe naa ne lii yëpp histoire la. non man tey. parce que moom yàgg naa ko suivre depuis ba ma gënee nekk xale. mais man xaw ma woon ni moom mën na lii ci sabar. tey dama waaru. yaakaar naa ni théâtre rek la mën mais. ba mu waxee turu parce que sabar bi ma leen indil tey yaa xam. waaw wax na dëgg Gorogu Mbabas la tudd. wax nañ ko sànq ñi ngi koy fooree deru bëy. def ci peeg. def ci xiir. waaw mees ak fer. waaw ak lan. bu ci nekk kii ay mbubam lañ ko dañ ko solol ay mbubam. fu toll nii xam nga da nga sañ sa ba jekk am tubaab fakkaan la. waaw moom noonu la sañ si ay mbubam. alors nga teg sa baaraam foofu Ndeye Khady ñu indi nag lu nga xamante ne bi dafa bokk ci ñun. yaakaar naa ne bu ñu nee ay ndënd ak yooyu. defe naa ne Sénégal am na ci wàll bu mag laal ko sax ci Afrique yëpp peut-être un mot par rapport ak vraiment ki nga xamante ne bi tey
moo tax ki toog fii ki nga xamante ne bi yaakaar naa ne journal télévisé RTS yàgg nañoo lëkkaloo ak Papa Doudou Ndiaye Rose journal télévisé RTS émission Tam-Tam ak yeneen yu nga xamante ne bi faaw ñu jël ay kii et puis surtout aussi les majorettes yu nga xamante ne bi du lycée Kennedy que nous saluons ñoom it tamit defe naa ne bu dul woon tamit Doudou Ndiaye Coumba Rose defe naa ne duñu yegg si fi nga xamante ne bi fii yegg si nañ fii Ndeye Khady waaw may sargal bu baax a baax waagaan mi doomu tonton du Ndiaye Coumba Rose kooku monument la woon maa ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla seral ay loxam te teeru ko ci àddina firdawsi donc wàcc na parce que lii mu def nii wax dëgg yàlla mooy ñun loolu lañu moom ñun dënd lañu moom ñun galañ lañu moom indil nañu ko tey ji ci plateau bi xol yëpp tey ji sedd na bu baax a baax a baax mais léegi bu ci kanam xam naa ne dañuy koy tëjee ak Baara Mbaye dëgg la parce que xam am na luñ ci mun daal mais nag laata loolu mbokk yi dañuy dem régie dellu si waat parce que Wadane moom itamit am na ay scènes yu nga xamante ne bi dafay jouer ñu xool tuuti benn élément mbokk yi dellu si waat continuer suñu waxtaan ak tonton Lamine na scène bu mag bu nga xamante ne bi duppee nañ ko Zénith donc artiste Viviane doon ci joué nga def ci ko aussi benn participation bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne Sénégal yëpp gis nañ ko dëgg la waaw yaa xam ndeysaan dugg nga fu am solo ndax dafa ne dafay sargal jigéen ñi muy le 10 mars bi ñuy weesu ca Paris la France di Zénith daa di mel ne Wadane kon que yaa ngi représenté sa papa partout dans le monde dama soxla woon nga indil ma les rosettes. d'accord mooy jigéen ñi nga xam ni dañoo yor sabar di tëgg. waaw mu nekk tamit tonton Lamine benn innovation bi nga xamante ne bi loolu dafa jóge ci Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy jigéen ñi nga xamante ne bi dañu àndandoo woon ak moom di jàng tëgg te ñu koy wéyal ba léegi. moom nag toujours ci soppi rek. ak indi loo xam ne lu bees la loolu lañ ko xamee woon. donc bu demee ba jàngal njabootam ñuy tëgg muy ànd ak ñoom ñu nekk ay jigéen njëkkoon na jaaxal ki bi différence sax am ngeen ci contrat yu bari ci yooyu jigéen ñi di tëgg mu nekk loo xam ne nii lu bees la mais léegi dem na ba yóbbaale yeneen jigéen ñu bari yoo xam ne nii yi jàngi tëgg. Très bien alors tonton Lamine on va terminer. léegi nag dafa am benn affaire boo xam ne daal moom laa lay dénku parce que tëgg bi neex na mën nga li ngay def tuwaat fakal la macha allah yal na la yàlla yóbbu ca kanam a kanam a kanam. amiin amiin. mais est-ce que suñ koy gën a yóbbu bitim réew tubaab yi di ko jàng est-ce que duñ dem ba mujjee gi ñoom dootuñ leen soxla daal di tëggal seen bopp. très bien question bu am solo. parce que tubaab day tëgg jémbe ba nga yaakaar ni nit ku ñuul mooy tëgg jémbe. noonu ci tama noonu ci kora noonu ci xalam ak lépp mais ñoom wax nañu ne instrument bu leen gën a jaaxal mooy sabar. d'accord parce que sabar ñun nag ñoo ko mën a tëgg ñun géwél yi tàggu mbaar bi ci war nga jël galañ bi ak loxo bi ñu bokk même senta kenn du ci laalante sànq ba may tëgg xooluma la may tëgg. d'accord te ñaari te galañ baa ngi dal loxo baa ngi dal ci rondol boo xam ni mat xam nga rondol sabar bi rëyul déedéet mais ñoom ñaar yëpp ciy liggéey noonu te kenn du ci laal sa morom. d'accord aar la daal aar la et puis tàggu mbaar maanaam pataku ndanjambax ta cabra ndandan bibi ndandan partaki ndamba sa taxi ndandan kooku tubaab du ko tëgg. waaw léegi ba ca kanamee xam naa ne moo tax jàngale yu leen di jàngal ay 20 bin yooyu. da ngeen koy limité daal. waaw waaye secret bi ci biir. non kooku ñoom duñ ko tëgg. il n'est pas question de donner ça. déedéet. en tout cas dinañu ñëwaat ci kii bi parce que waxoon naa ko loolu la ñuy terminer. benn Baara Mbaye wala dara nu daal di. xool daal lan ci mën ñu def ko ci. waaw il faut ma du dëgg loolu maa ko en tout cas tonton Lamine ñoo ngi lay remercier parce que nag wax dëgg yàlla saa su ne dañuy am ay njàngat. parce que vraiment n'est-ce pas awa yi ñu fi jàng ci mbirum sabar yi. ci léemu yi. des na sa galan bi ci bàkk yi wax yan galan la ñuy tëgg ak yooyu ci galan yi rapidement parce que il faut ma jàll. parce que galan yi au soit day nekk sump wala mu nekk daqaar mais du n'importe bant booy yor ci mbedd mi di ko tëggee. très bien kii sump la. te sump xam nga ni maanaam day faj sump. dëgg la maanaam. boo ko tëggee beneen galañ loo ci dali
yaa tooñ sa bopp. waaw très bien loolu yëpp ay secret la. donc ñu fàttali ne sumpul lu nga xamante ne bi dafay sax si suñu dëkk am na xale yu bëri yu nga xamante ne bi xëy na xamuñu ko waaye ñun xam nañ ko te am na lu bëri lu nga xam ne mbokk yi daf koy faj ñu jeexal émission bi ak Vue sur la toile. She just loves it. Alors c'est vrai, un sourire tellement innocent. Alors ñi laaj nag suñu invité Wadane. lan nga gis ci. non man di damaa ree ba bëgg a dee kenn mësu gis lu mel nii xale bi ngi ree mais xaj baa ngi lekkam mais mi ngi lekk li ñu ko tegal ak ñaari bëñ yi ree naa ba dee Lamine. macha allah yàlla xamuñu kan la mais yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla sàmm. en tout cas dañu lay remercier ci sa teewaay di la bàyyi nga lancer un dernier message. dëgg la dernier message bi nag mooy maa ngi nuyu ñëpp. di remercier ñëpp. di wax ni daal man Wadane Ndiaye Rose la relève de Doudou Ndiaye Coumba Rose maa ngi tàllal ñëpp samay loxo. maguma ci famille bi. gënuma ci tuuti. waaye yàlla ki dogalam. d'accord yàlla ki dogalam de. très bien di remercier nag. ki nga xam ni moo waral lii muy sama yaay Adja Kiné Lam. d'accord. moo ma jur. te nag xam naa ni mbir la ci. waaw yaay booy. yow la delloo naa la lépp. moom itamit ñoo ngi koy nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax di la souhaiter bonne continuation. mbokk yi may gërëm di sant aussi madame Ndeye Khady Mbaye di baamtuwaat conseillère technique bu directeur chargé des projets fële ca inclusif ak formation spécialisée bu centre Talibou Dabo ñoo ngi lay gërëm di la sant ñu bàyyi la yow tamit nga lancer ñu un dernier message. dernier message que je lance mooy maa ngi remercier bu baax a baax suñu directeur. mu doon un fonctionnaire chevronné. ñëw ak touche bu nga xam ni tey jii bu ñu deadline bi nga xam ne moom la joxe mooy d'ici 2022 que Talibou Dabo doon benn centre bu nga xam ne un centre de référence dans la sous-région. très bien maa ngi koy ñaanal bu baax a baax. mbébét boobu ak esprit d'équipe bi nga xam ne moom indi na ko ci. yàlla na ko ci yàlla jàppale ba vision bi nga xam ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr am na ko. mu mën ko koo concrétiser. pour le bonheur de tous les enfants handicapés. très bien it was a pleasure really to receive you here on RTS2. Thank you and God bless you. God bless you too. Thank you. I appreciate it. Thank you very much. You're welcome. ñu ngi gërëm di sant bu baax a baax Awa Ndoye Diop ça a été un plaisir et vraiment la nga ñu indil tey macha allah. ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp comme toujours yaa xam je commence par toi et je termine par toi macha allah yàlla na la yàlla sàmmal. amiin amiin il faut que ma wax kon tànk pour ñaan bi yegg. di remercier aussi toute l'équipe du cabinet Active Consult comme ni ma ko tàmmee di wax di remercier ñu ñu bokkal plateau bi yëpp di remercier aussi ñi ñuy seetaan. di leen wax ne leen population bi c'est tout le monde. il n'y a pas une partie et pas les autres. exactement merci beaucoup. merci beaucoup tonton Lamine ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ñàngat rek la ñu mën a am ci yow moo tax tamit RTS de kontaan na ci yow yow tamit dañ lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla na yàlla sàmm la sàmm njaboot gi. rawatina yow mi nga xam ne nii. du lundi au samedi yaa ngi ci plateau bi. man maa ngi gërëm Wadane. kii dama kontaan ci moom. du rek nit parce que dafa bokk ci njabootu Doudou Ndiaye Rose. mais parce que li muy def aussi tamit. daf ko wékk ci xam-xam bi nga xam ne bàyyi moom la ko bàyyi. am na solo léegi nag mu bañ mu na sax. waaw très bien parce que patrimoine boo ko yoree. sas nañ la. sas nañ la moo tax tamit ngay le temps que may tàggoo nga wàcc ci xaw ñu defal parce que dama ko digoon téléspectateurs yi Baara Mbaye bi mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier toutes les équipes techniques yi nga xamante ne bi saa su ne dañuy ànd ak ñun di liggéey waaye di remercier Mariama Maga Suba dama koy wax su ma ko waxul sax yére yi may sol xam ngeen ne moom la 77 634 44 11 ma nga nekk fële ca Padois Builders villa numéro H56 di remercier Sali Anne Labros moom itamit ma nga nekk fële ca Nord Foire di ngeen gis ñoom ñëpp seen numéro téléphone adresse di affiché 77 537 67 68 kon nag Wadane ñu bàyyi la ak li nga xamante ne bi moom mooy vraiment sabar bi Baara Mbaye ay ca